asalaamaaleykum mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar bu baax a baax man la seen taalibe seen mbokku taalibe Mor Talla Sarr comme ni ngeen ko xamee alors 3 jours avant doon nañ leen wax li ñuy woowee donc la botte satellite di PCM di agosto li nga xamante ni bii donc njortoon nañ ne dina nekk ci biir décret agosto bi ñu voté démb ci le 7 août 2020 alors lu bëree bëri ci li ñu leen expliqué woon ci botte sa boobu pratiquement moom la ñu reconduiraat ci même décret bi ñu voté démb. te xam ne conseil des ministres boobu ñu ngi ko duppee il ci di amee numéro 61 Giuseppe Conte jiite woon ko ak Roberto Galtieri bi yor wàllu économie la signora Nunzia Catalfo del Lavoro ak il ministro del Sud e delle coesione territoriale ñu koy wax Peppe Provenzano. alors pratiquement changement yi bariwul à part que am na ay mesures yu bees yu ñu ci dolliwaat donc dañ leen di ñëwal lu mu gën a gaaw rek ci décret boobu ñu voté démb. ak li nekk ci biir Conte mi ngi ko commencé pour donc xam le ne état d'urgence bi ba tey moo ngi nekk en vigueur et que mesures yi ñu jëloon ci weer yu passé yi rek moom lañ jëlaat jëm ci ba tey il divieto di assembramenti maanaam dajaloo bu bari bi dañ koy bañ l'uso delle mascherine ba tey moo ngi en vigueur nei luoghi chiusi ak donc li ñuy woowe il lavaggio dei mani yooyu yëpp ba tey moo ngi en vigueur comme ni ñu ko waxee woon ci décret yu jëkk yi alors loolu mooy li gën a fees ci li nga xamante ni donc il présidente Conte njëkkee na ko ubbee pour développer ko lu ñuy woowee donc il di PCM di agosto ñu jàll ci mesures yi nga xamante ni donc ñëw na ci décret boobu noonu ñu koy woowee il DL di agosto nga xam ne lu ëpp ci mesures yooyu tey mi ngi jëm ci wàllu fisc bi taxes yi wàññi nañ ko bu baax a baax donc jëm na ci ay mesures yoo xamante ne bi aussi mesure de soutien la pour yenn ci famille yi ak imprese ak laboratoire yi nga xamante ne bi donc situation bi dafa xawoon na métti ci ñoom durante l'evento del Covid-19 alors fu ñuy njëkk rek mooy ci biir décret agosto bi alors am nañu lu ñuy wooye la proroga della cassa di integrazione waxoon nañ leen ko ci bozza bi alors cassa di integrazione boobu donc prolongé nañ ko ba yeneen 18 mois 18 mois yoo xamante ni donc 9 plus 9 la et que dina dem donc dina nekk en vigueur ba pratiquement mën nañ ne la fin du mois de décembre ci biir proroga boobu alors ñu ngi xamle ba tey ci biir décret bi ne am na lu ñuy wooye sgravi per chi richiama il dipendente alors dina am lu ñuy wooye taxe fiscale boo xamante ni bi à 100% lay doon mooy contributi ak IRPEF versement yi per il lavoratore yëpp dinañ ko teggil bépp laboratoire bépp maanaam agenda wala imprese wala dita boo xamante ni bi donc woowaat nga ci say liggéeykat pour ñu ñëw liggéey si dinañ la ko teggil ñu nekkoon cassa d'intégration woowaat nga leen dinañ la teggil maanaam pour 4 weer pour 4 mois 100% ci versement yoo doon def pour laboratoire bi loolu aussi bokk na ci biir décret bi ginnaaw bi nga xamante ni donc prolongé nañ la cassa d'integrazione per 18 mesi 9 plus 9 am na ba tey lu ñuy wax los gravio di 100% boobu ba tey moo ngi jëm ci datore del lavoro yi nga xamante ni bi donc dañoo assumer nit jamono ji à contrat indéterminé dinañ leen teggil taxe bi à 100% pour 6 mois yoo xamante ni donc duñ fay contributi duñ ko fay laboratoire bi loolu aussi bokk na ci décret bi alors ci biir décret bi ba tey am na lu ñu woowee donc la proroga per il blocco dei licenziamenti ni ko la legge Cura Italia indee woon il decreto di rilancio indi ko alors il decreto di agosto anche indiwaat na lu ñu woowee la proroga dei licenziamenti ba décembre ba fin décembre mais loolu it ba tey am na ay mesures yuñ ci dolli mooy bépp agenda wala datore di lavoro wala impresa boo xamante ni bi wala dita boo xamante ni bi jamono ji yaa ngi continuer di jël lu ñuy wooye donc la cassa d'integrazione jëm ci say liggéeykat donc yow doo mën a licencier benn dipendente fii ba le 31 décembre 2020 loolu aussi indi woon bras de fer bu méttee métti ci biir majorité bi mais juboo nañ ci kàddu ne licenciement yi dañ koy bloqué pour agenda wala datore di lavoro boo xamante ni bi wala imprese boo xamante ni bi rek jamono ji donc yaa ngi continuer ba tey di utiliser lu ñuy woowe la cassa d'integrazione doo mën a licencier kenn fii ba le 31 décembre 2020 alors ñu jàll ci li ñuy woowe bonus lavoratori stagionali
dello spettacolo, lavoratori intermittenti, autonomi privi di partita IVA. waxoon nañ leen ko ci boîte sa bi 3 giorni fa. ba tey ci décret août bi yokkaat na li ñuy woowe donc il bonus 1000 euros ak 600 euros. bonus 1000 euros bi moom mooy pour stagionale del turismo e dei stabilimenti termali dinañ leen ko yokkalaat pour weeru mai, weeru juin ak weeru juillet. alors geneen catégorie gi ñuy yokkalaat mooy li ñuy woowe donc lavoratori intermittenti mooy ñu am contratto a chiamata ak lavoratori autonomi privi di partita IVA ñi def lavoro autonome te yoruñu partita IVA ak incaricate alle vendita a domicilio ñooñu tamit dinañ leen yokkalaat bonus boobu noonu fayaat leen ko ci weeru juin ak juillet pour weer bu nekk 600 euros. donc bonus 1000 euros bi lavoratori stagionali e dei stabilimenti termali yi ñu fayoon dinañ amaat lu ñu woowe proroga per yeneen ñaari weer bu nekk 1000 euros di juin ak juillet ak travailleur ñiy liggéey donc nel settore dello spettacolo. alors ñu ñëw ba tey ci biir décret boobu indi na lu ñu woowe proroga della NASPI et della disoccupazione agricole. alors mbokki taalibe yi nga xamante ni bi dañoo nekkoon NASPI ak disoccupazione agricole maanaam te dugaloon disoccupato ñooñu bu leen fàtte ne il decreto di rilancio yokkaloon na leen ñaari weer ci ginnaaw bu seen NASPI jeexee ci li commencé le 1er mai ba le 30 non décret bu njëkk bi il decreto di rilancio moo ngi yokkoon ñaari weeru NASPI yi jëm ci liggéeykat yi nga xamante ni bi jeexaloon nañ seen disoccupato ci li commencé le 1er mars ba le 30 avril. donc boo defee le calcul ñaari weer lay doon diggante boobu rek képp ku fi sa NASPI jeexoon yokkaloon nañ la ko pour yeneen ñaari weer. d'ailleurs ñi amoon réquisites yi sax commencé woon nañ leen a fay depuis le 31 juillet 2000 bii passé IMS versé na donc ñaari weer yooyu ñu baree bari ci ñoo xamante ni bi seen NASPI jeexoon na ci diggante le 1er mars ba le 30 avril. alors décret août bi da koo yokkaat bi pa daf ne képp koo xamante ni bi sa NASPI moo ngi jeex ci li commencé le 1er mai ba le 30 juin ba tey ñaari weer la diggante espace boobu ku fi sa NASPI jeex yokkalaat nañ ko ba yeneen ñaari weer. ñu fàttali ne rek mooy ñaari weer yooyu IMS daf koy dajale defal la ko benn tantum maanaam defal la ko benn paiement et que chiffre bi dina tolloo rek yow NASPI bi li mu tolloon rek liñ la calculer loon net li nga doon jël chiffre boobu lañ lay yokkalaat pour yeneen ñaari weer fay la ko benn paiement. donc yokk boobu ñu yokk NASPI it ci ñi ko jeexal à partir du 1er mai ba le 30 juin ba tey ci biir décreto di agosto bi moo ngi xamle ne ñi ko njëkkoonoo amit ba tey ci lañ bokk. ñi ñu ko njëkkoon a yokkal ba tey ci ñaari weer yi lañ bokkaat dolli ci geneen catégorie boo xamante ne bi ñoom ci entre le 1er mai ba le 30 juin lañ ko jeexal ñooñu it nañ leen ko yokkalaat pour yeneen ñaari weer loolu mi ngi ci biir décret bi. alors décret bi ba tey indiwaat na lu ñuy wooyee la proroga del reddito di emergenza xam ngeen ne reddito di emergenza moom la legge Cura Italia indi woon ak il decreto di rilancio nga xam ne demande yi démarré woon na depuis mois de juin te mi ngi jeexoon ci 31 juillet bi ñu génn. alors ci biir décret août bi nag yokkaat nañ li ñuy wooye reddito di emergenza yokkaat nañ durée bi ba le 15 octobre dolliwaat nañ ci beneen weer boo xamante ne bi 400 euros lay doon ça dépend ci kenn ki ko doon laaj nga xam ne sa ISEE unique la yow kese la donc chiffre bi dina toll ci 400 euros bu fekkee famille la donc chiffre bi moo ngi nekkoon ci ça dépend ci nucleo familiare bi 840 euros. décret août bi donc yokkaan na reddito emergenza bi loi bi donc nee na képp koo xamante ne bi jëloon nga ko te jotoon koo amaan nga beneen weer pour 400 euros dinañ la ko fayaat incha allah. képp koo xamante ni bi amoon nga réquisites yi te defagoo ko ci biir décret bi nee nañ permettre nañ la nga gaaw def demande bi fii ba le 15 octobre balaa muy jeex bu ko defee dinañ la fayaat beneen weer boobu noonu donc kon day daal di nekk ñetti weer ñi ko njëkkoon a laaj te am ñaari weer yi beneen weer dina ci dolleeku ñi ko laajagutoon it buñ ko laajee dinañ leen joxaat ñetti weer yooyu nga xamante ni bi yokkaat nañ ko ba le 15 octobre li ñuy wooye donc il reddito di emergenza. alors ba tey décret bi indi na lu ñuy wooyee ampliamento per gli assegni di invalidità civile à 100%. alors xam ngeen ne am na fii Italie lu ñuy wooyee invalidità civile maanaam jëm ci ñi nga xamante ni bi dañoo am donc invalidità bu leen di téye liggéey à 100% mënuñoo liggéey donc te IMS doon leen verser pension boobu mu tolloon ci 285 euros
alors somme boobu ci biir décret bi yokkaat nañ ko ba 648 euros jëm ci képp koo xamante ni bi rek am nga invalidité civile à 100% buy wane ne maanaam mënoo liggéey, moo xam nga am benn laago wala nga nekk ci siège à rotelle wala peut-être say bët gisut wala nga am daal loo xamante ni bi yow assegno di invalidité civile la IMSS doon la ko fay te chiffre bi tolloon ci 285 euros. décret agosto bi ñëw na yokk ko ba 648 euros bu fekkee c'est certifié à 100% que ne invalidité bi donc teel na laa liggéey. loolu aussi xamle nañ ko ci biir décret bi te dina tolloog li ñu woowe 13 mensilità, maanaam dinañ la ko fay pour 13 mois et que mi ngi démarré ba tey ci à partir de nit ki koy jël bu amee 18 ans jëm kaw, bu nekkee majoré na rek am 18 ans jëm kaw rek dina am droit ci assegno invalidità boobu bu fekkee donc am na luy certifié ne moom am na invalidità civile, donc bu ko tee liggéey dinañ ko yokkal chiffre boobu ba 648 euros ak lu ñuy woowe assegni e pensioni di invalidità civile. alors am na ba tey lu ñuy wax 30% di costo del lavoro al sud. xam ngeen ne provvedimento boobu ki ñu ko dénkoon mooy il ministro del sud e delle coesione territoriale, ñu koy wax Peppe Provenzano. alors ci biir loolu jël nañ ay dogal wàññi à 30% lu ñuy woy donc sgravi fiscali per imprese e aziende del sud. à partir du 1er octobre donc 2020 jël nañ ay mesures yoo xamante ne bii imprese yi ak ditta yi ak azienda yi nekk sud ba tey liggéeyloo ay nit dinañ leen wàññil taxe yi ñuy fay pour 30%. jëm ci laboratoire bi dinañ leen ko wàññil. mesure boobu dina dugg en vigueur à partir du 1er octobre 2020 incha allah. moo ngi concerné ba tey azienda yi nekk sud ba foofu sax Conte moo ngi fi indi ay leeral di xamle ne du mesure yu ñu jël pour diviser Italie wala dara, mais incha allah bu ñu paree foofu dinañ jëlaat yeneen mesures yoo xamante ni donc mesure de cohésion lay doon. incha allah Italie gépp ñoo koy bokk, mais lii daal ñu ngi ko jagleel donc azienda yi nekk sud ba.